صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. jàmm yal na nekk yokk ci rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yal na yokk ci ki nga xam ne mooy doomu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi doon wax ne xuseynu minni wa ana min xuseyn. xuseynu ci man la bokk, daggit la ci man, manit ci moom laa bokk. jàmm yal na nekk ci ki nga xam ne mooy doomu amiril muminin ali ibn abi talib ak fatimatu zahra muy xuseen bi nga xam ne tey moo waral sunu jotaayu tey. di ñaan yàlla yal na yàlla dotti ay xéewalam ci kawam ak ci kaw baayam ak maamam ak magam muy xuseen xasan al mujtaba. mbokk mes amis, samay xarit ci Facebook ak ci Instagram, ñu ngi leen di nuyu di dellusiwaat ci waxtaan bi nga xam ne entamé nañ ko depuis démb, di wax ci lii nga xamante ne ni moom mooy jëm ci xew-xew yi bi nga xam ne moom la ñu dëgmal si muy ci mu xewoon ci fukki fan ci muharram. mu nekk loo xam ne lu ama am solo la. ñu tàmbali woon démb di wax ci li nga xamante ne ni moom mooy la philosophie de l'histoire, li nga xamante ne c'est une vérité historique entre combat bi am toujours xeex entre liñ tudde dëgg ak lu dul dëgg muy fen, ak fi nga xam ne fa la aw depuis ci aadama ak iblis ñëw ci Cain ak Abel muy Qaabil ak Haabil, mu jóge foofu ñëw ci yonent yàlla Ibrahima ak Namrod, moom lañ naan Namrod, mu jóge ci yonent yàlla Muusa ak Firawna, mu jóge ci yonent yàlla Isa ñëw ci ki nga xamante ne ni mooy César, ñëw ci ki nga xamante ne ni mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Abu Sufyan, mu jóge foofu ñëw ci Ali ibn Abi Talib ak Muawiya, jóge ci foofu ñëw ci Hassan ak Hussein contre Yazid. loolu mu nekk li nga xamante ne ni lu am solo la. wax aussi ci lii nga xamante ne ni mooy nit ki li nekk ci moom comme nature am, di bañ li nga xam ne moom mooy tooñ, te loolu force de la colère moo koy bañ. ñu waxoon 4 forces yi nga xamante ne moo nekk ci nit, muy force de l'intellect bi wax ci xelam bi ko yàlla may, mais aussi la force de la colère bi nga xam ne moo koy jox muy am lu muy bañ, am fulla ak fayda, ak force bi nga xamante ne ni
la force de la passion wala du désir mooy quwwat shahwiya nga xam ne moom la bokk ak bàyyi ma yi ci lekk ak naan sëy tëdd nelaw ak force de l'illusion mooy quwwal ilham awil wahmiya nga xamante ne ni moo koy jox mu am rêve am vision am ambition am avidité pour mën a def li mu war a def ñeenti force yooyu nag ci nit la nekk te kenn ku nekk ci ñaari force dëgg ak fen daf koy essayer dominer jël ko mu nekk instrument pour mu mën a doxal li nga xamante ne ni moom mooy àgg ci fin ci maanaam li nga xam ne mooy jubluwaayam ci biyam loolu moo tax ci biir sunu waxtaanu démb leeralal nañ ko bu baax ba wax sax dëgg bu ñu organisé wul fen bu ñu organisé moo ko mun parce que léeg-léeg sax da ngay gis ñi nga xamante ne ni ay fenkat lañu ni ñuy soppee di fonk seen fen di ci jóg di ci taxaw guddeeg bëccëg di ko entretenir nitu dëgg généralement seen dëgg jarul leen ko mooy waral nga gis toujours nitu fen yi ñi représenté fen toujours dañuy am doole ci kaw ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy nitu ñuñ tudde niti dëgg te loolu dara waralu ko lu dul ñàkk solo ak ñàkkal bopp sa fayda muy force de la colère bi nga xam ne moom nga waroon a entretenir pour man di am looy bañ am looy nangu am fulla am fayda xamante ne ni fen la du dëgg du yoon mu nekk loo xamante ne ci nit la nekk te dañu ko war a xeex bu ko defee loolu moo tax comme niñ ko waxe woon même ñi nga xam ne ay sàcc lañu saa ñu demee ba sàcc bu ñuy sàccee bu demee des na ba nga xamante ne ni desul lu dul pour que ñu maanaam séddoo li nga xam ne mooy gain bi mooy li ñu sàcc li ngay njëkk a dégg mooy gain na jaar yoon mooy ne mbir mi na jaar yoon mooy sàcc yi nga xamante ne ni sàcc nañ ko tëj nañu bitigu jàmbur wala jël nañu alalu jàmbur na jaar yoon ñoom sàcc yi ñooy wax loolu lu leen ñu wax loolu lu leen jox jëlloo position boobu mooy ne parce que ñoom ci seen jëmu bopp ci seeni maanaam lii nga xamante ne ni mooy seen nature te yàlla moom la moo ñaaleel doomu aadama mooy muy bañ fen di bañ neen même bu nekkul ci dëgg sax dafay ànd ak dëgg waaw nature moo ko binde loolu parce que yàlla noonu la ko bindee moo waral da ngay dégg ñu ne jaar yoon bu jaarul yoon di nga gis dañuy reyante di reyante ba nga xam ne ñoom ñëpp dañuy dee ki ci gën a muus wala ki ci ëpp chance moom mooy mujj emporter butin bi dem ak moom donc loolu li ko indi moom mooy nature bi yàlla ci def ñoom muy cette nature primordiale nga xam ne inné dafa sax ci moom tabia la takwini nga xam ne moo ko yóbbu moom ci jëmu boppam mu mën a wax li nga xamante ne ni moom mooy ak exprimer li nga xam ne mooy justice defe naa réerewu leen ci liirkatu aventure yi bu yàgg ba wala sax ci aventure ci roman sas yi da ngay gis toujours entre le vrai ak le faux ñooy xeex waaye toujours da ngay gis dañuy def ci scénario bi toujours dëgg moom mooy gagné souvent mooy ëpp li muy gagné saa yu ko yu gagné fen gagné dëgg rek mooy ne parce que fen bi dafa nasax dafa am ay failles quelque part loolu moom moo koy indi ci la ñuy def ay Tarjan ñoom Zambala ñoom Sandokan gis ngeen mu nekk yoo xamante ne ni dafay évoquer lu ama am solo ci li nga xam ne mooy nature doomu aadama nature boobu nag comme niñ ko waxee démb moo waral depuis 1400 ans wala près de 1400 ans mu am événement boo xam ne am na muy Ashura ci la ñu rey faagaagal waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nga gis aduna bi ay jullit ak ñi di jullit ak ñi nga xamante ne ni daanaka sax seen mbir nekkul ci diine waaye bu ñu jàngee histoire ni ñu def waa kër yonent bi ca Karbala rendi imam Hussein daggate ko joggate ko jël ay ñi nga xamante ne ñooy
sëtu rasulullahi ak moom ay doomam ñu rendi leen dagg seeni baat yenn yi ñu def ko ci ay plateau yóbbul ko buur bi pour mu kontaan loolu bis boobu nga xam ne ci la am nga xam ne dañoo jël aussi ñi nga xam ne ñooy ay soxnaam ak i doomam yi jigéen def leen ay sabaya muy naan ay esclave yóbbu leen Damas pour rek ñu koy fete mu nekk loo xam ne victoire bu mag la ci ñoom loolu lu kéemaane la loolu indi gis chaque année depuis 1400 ans dana am ñoo xam ne dafa am benn maanaam haine benn lu metti loo xamante ne dafa nekk seen xol te fekk jóguñu faj ko duñu ko man moo waral comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisaanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu l iman yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne gis nga loo xam ne lu bon nga war ko dénoncer na nga ko téye maanaam jël dindi ko ak sa loxo mooy premier degré boo ko mënul na nga ko dindi ak sa làmmiñ nga dénoncer ko parce que uzkuril fajira kay yaatazirahu nnaas li kay yaatazirahu nnaas na ngay maanaam del dénoncer un escroc un bandit woyu koo xam ne def katu lu bon la yonent bi nee na dee leen ko dénoncer parce que pour nit ñi moytu ko loolu jaamu yàlla la donc ci biir loolu boo ko mënul na nga ko loolu moo gën a gën a tuuti ci degré ci yi nga xamante ne mooy degré dénonciation de lutte contre l'oppression ak li nga xamante ne ni mooy la tyrannie muy istibdad ak oppression ak zulm muy tooñ moo waral nga gis mouvement yi nga xam ne yëpp dans l'histoire ñoo yi gën a ngand nga xam ne tey histoire daf ko taxawee daf ko musul am mooy ñi ànd ak imam Hussein ñoo ko taxawee démb wax naa foo xam ne ci benn bërëb aj amu ko gàmmu yi amuñu ko yeneen xew-xew yu diine yi amuñu ko imaamu Hussein rek moo ko am ma woon naa ne maamam yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul lu toll noonu baayam Ali ibn Abi Talib amul lu toll noonu yaayam Fatimatu Zahra amul lu toll noonu magam imam Hussein al Hassan al Mujtaba amul lu toll noonu moom rek moo ko am parce que ci circonstance de lieu et de temps bi nga xam ne muy zarfu zaman ak makaan te bi nga xamante ne ni ci la génne àdduna ci lañ ko reyee moom rek moo mas a mel noonu moo tax mu nekk événement boo xam ne chaque année foofu rek nga gis 25 millions de personnes yu dajaloo ci benn objectif ci benn jubluwaay dara la taxu leen jóg pour fajal rongoñ rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci li nga xamante ne ni dal na njabootam ci bis boobu nga xam ne bis bu metti la bisu jooy la bisu naqar la bisu maanaam fajal rong sallallahu alayhi wa sallam parce que bu fi nekkoon ñi ko def loolu nga xam ne moom musu leen def dara yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musu leen def dara musu leen def lu leen naqari baayam Ali ibn Abi Talib musu leen def lu leen naqari waaye dafa nekk ñoom ci seen jëmu bopp dañu amoon xeen ci yonent bi amoon xeen ci Ali ibn Abi Talib baayam ba bis daje nañoo ak moom ca Karbala bi ñu daje ñoom ñaar dinañ ci ñëw ci bu ñuy nettali ci histoire événementielle taarixul ahdas lan la wax dafa ne waaw mais yéen kaay leen ñu toog ndax nekkuma seen sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ah kay yow sunu sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw ndax ne ñu ne ko yow sax sa maam moo gën suñuy maam bu baax a baax ñu ne ko waaw mu ne leen waaw man ndax nekkuma doomu Ali ibn Abi Talib ñu ne ko ah kay ndax nekkuma doomu Fatimatu Zahra di doomu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ah kay ñu ne ko yow sax xaral ñu sa baay moo gën sunu baay sa ndey Fatimatu Zahra mooy ndaxte sayyidatu nisaa'il alamin te yonent yàlla Muhammad sama moo gën sunu
waaye xam nga lan moo tax mu ne waaw kon lan moo tax tey ngeen taxaw ma ni bëgguma rey bëgg rey waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu ne ko gis nga yow ku baax nga yow musoo ñu def dara waaw mu ne ndax dama leen mës a reyal kenn ndax dama leen mës a loral kenn wala jël alalu kenn ci yéen parce que ñett yi moom mooy li nga xam ne nit ki mën na ci tuur deretam wala deretu moroomam mooy ku violer sa dignité la dignité humaine kenn du ko violer heurte ak alalu jàmbur kenn du ko jël ci tooñ waaw ak li nga xamante ne ni moom mooy honneur am deretam plutôt muy dam muy le sang ku la bëgg a tuur am na tuur sa deret am na légitime défense ku bëgg a jël alal ci tooñ am na légitime défense képp koo xam ne sa dignité daf ko bëgg a yàq muy pouvoir politique wala pouvoir économique wala pouvoir religieux wala pouvoir culturel sa dignité bafoué ko donc ko war a xeex yaa xam nag ban instrument de défense ngay jël pour xeex cette dignité nga xamante ne ni perdu pour que nga mën ko recouvrer bi mu waxee loolu ñu ne ko déedéet yow loolu yëpp musoo ko def yow da nga ñëw yow ku baax nga musoo def yooyu waaye sa papa ak sa yaay sa baay dañoo rey sunuy maam moo tax ñu bëgg a fayu c'est tout waaw parce que bu ngeen dee xool Badar lu ëpp ci ñu rey ci Badar 70 personnes yi ñu rey ci Badar 35 yëpp Ali ibn Abi Talib moo leen rey te 35 yi des yëpp Ali ibn Abi Talib ku ci nekk day ñëw fekk ngay léewatoo keneen mu ne la may ma ko parce que ay léewatoo la woon mu rey leen donc darina boobu muy haine viscérale boobu ñu amee def ko ci seen xol moo leen metti ba ñu ne il faut que ñu tuur deretu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarakna alayhi fi l axirin inna kazalika najzi l muhsinin moo tax suñuy waxtaan dañu bëgg mu nekk bu ñuy relater histoire bi dafay nekk une histoire analytique ak avec des analyses sociologiques pour wax yi nga xam ne mooy xew pour que ñu mën ci jël ay leçons du nekk rek di wax événement bi ak datation yi ak lii yi déedéet dañoo bëgg nit ñi en dehors de ça ñu mën di ci jàng loolu mu nekk loo xamante ne ni lu am solo pour ñu jàng ci li nga xamante ne ni xew na ci histoire Karbala moo tax nga gis chaque année ci Mali ci Iran ci Irak Union soviétique États-Unis France nit ñi dañuy dajaloo partout dans le monde ba Chine di fàttaliku jour boobu nga xamante ne nga xam ne kii di Gandhi Mahatma Gandhi ñëpp xam nañ ko l'apôtre de la non-violence nga xam ne dafa xeex pour la non-violence moom ci jëmmu boppam dafa wax ne li ma jóg ni di ko def maa ngi ko jàng ci Imam Hussein nga xamante ne ni glaive bi le glaive moom moo gagné li nga xamante ne ni le sang la force mu ne li may def nii maa ngi ko inspiré wu ci Imam Hussein moom mi nga xam ne moo nekkoon ci Aziz ci contre Yazid xeexee contre l'oppression maanaam tooñ gouvernement bu unique moom mooy zalim ci tubaab unique waaw gouvernement boo xamante ne ni dictateur la un gouvernement de dictateur tyrannique boo xamante ne ni mu nekk une organisation de rapine muy de vol à l'arraché contre le peuple contre les individus mu confisquer seen peuple seeni liberté individuelle ak collective gouvernement boobu bu dee nit la bu dee collectivité la ak ci bu mu mën a wuyoo muy ci politique muy ci économie muy ci diine muy ci culture muy ci lu mu mën a nekk dañu ko war a moo tax nga di wax loolu Nelson Mandela aussi wax lu mel noonu ak ñu bari wax ci li nga xam ne mooy Imam Hussein moo tax nga gis partout dans le monde mu am sursaut boobu élan boobu kenn ku nekk di jóg di exprimer sa métit ci li nga xam ne xew na moo tax
yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci ahadis istibaqiya hadis yi nga xam ne mas na ko wax ci imam Hussein dafa wax ne inna li qatli lxuseyni xaraaratun fi qulubi lmuminina laa yabrudu mu ne gis nga rendi bi nga xam ne dinañ ko rendi ji imam Hussein alayhi salaam nee na benn chaleur lay def ci xolu ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy jaamu yàlla yi ñi gëm chaleur boo xamante ne ni dara mënu ko seddal lu dul fayu waaw moo tax ñu tuddee ko yaa saar allah wabnu saarihi wal witral mawtuur ñooñu nag mooy waral ñi nga gis nii ñu di ko def moo tax loolu bu amee da ngay gis gouvernants yi nga xam ne c'est des gouvernants uniques wala groupement yi wala tendance yi nga xamante ne ni dañoo unique maanaam fooy nit ñi nekk ay tooñkat jël seen bopp teg ko ci kaw nit ñi da ngay gis ñoom ci seen jëmu bopp bu lu mel ni amee dafay nekk lu ñuy leen di tiital ñu bari dañu ma wax ne mais nag lan mooy tax te pourtant gouvernement yooyu peut-être mën na ci bañ am ay jullit pourquoi ñu war ko mën a xeex bu ngeen delloo ci Marx ak Engels surtout Marx dafa wax ne le moteur de l'histoire mooy la lutte des classes mooy al sira at tabaqi mooy xarakatu taarix maanaam li tax histoire di am mooy toujours benn dialectique moom mooy ki nga xamante ne ni moom moo ki nga xam ne moom moo indi lii nga xam ne moom mooy dawal histoire maa ngi ñaan rek ki nga xam ne moo def kii bi ci sama pour mu dimbali ma rek mu dindi ko incha allah jërëjëf sopp nañ leen yéen ñëpp ñi ngi ànd ak yéen incha allah donc le moteur de l'histoire nekkul la lutte des classes mais daf ci bokk parce que ci classe bu nekk am na loo xamante ne ni mën na nekk dëgg ci moom mën na nekk lu dul dëgg ci moom ci benn classe muy la classe prolétarienne classe baadoore yi wala la classe bourgeoise ñi nga xamante ne ni am nañu loolu dem ba mu stratifier maanaam wala ci histoire mu wax li nga xamante ne ni moom mooy cette lutte mu nga xam ne dafa jóge woon depuis ci l'état primitive ci nit ñi niñ doon dundee mu dem ba nga xamante ne ni bourgeois yi ñoom ak serfs yi bourgeois yi ñëw l'état capitaliste socialiste ak communiste nag bi nga xam ne moom mooy la dernière des étapes yooyu yëpp mu tudd ne ay lutte de classe moom moo ko sosoo te li nga xam ne mooy déterminant bi fondamental ci loolu Marx wax moom mooy c'est-à-dire l'économie koom ak la production li nga xamante ne ni moom mooy al intage alors que fii yàlla dalay wax non non au-delà de l'économie dafa la am loo xam ne c'est inné chez l'homme yàlla moo ko def mu nekk shay'un tabi'i loo xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala moo ko def nga xam ne nit ki diggante dafa am ci moom lu baax le bien am ci moom le mal parce que ci classe prolétarienne bu doon li Marx wax théorie boobu dëgg la kon du ci am ñëpp dañuy nekk ñu baax waaye am na ci ñoo xam ne bés bu ñu amee lu ñuy am di ko xeex dañuy fekki la classe bourgeoise tu vois donc ce qui veut dire que même élément yi animé ñële bourgeois yi moo leen di animé mi mais fii dafa latent fee dafa nekk loo xamante ne lu fës lu actif donc loolu day wone ndekete loolu du théorie boo xamante ne bu taxaw c'est une théorie capitaliste boo xamante ne ni moo indi li ñu tuddee la théorie communiste marxiste léniniste ak maoïste donc fii gis nga l'islam moo gën a yaatu pour won la ne mbir mi moo tax ngay gis maa ngi ñaan ne moo kii sama bët yi def ci kiiwu kër bi pour mu dindi ko rek ñu gën a mën a continuer bu baax a baax incha allah jërëjëfati
mouvement bu mel nii nag bu amee nga xam ne c'est entre le vrai et le faux mouvement boobu c'est un mouvement universel parce que musul am envergure bu mel nii bu ci temporalité am maanaam nga xam ne dafa am après génn àdduna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne ni yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam dafa doon xeex ak maanaam li nga xamante ne ni moom mooy kufur fen entre le vrai ak le faux la woon mu xeex li nga xamante ne ni moo doon gëmadi yàlla bi mu demee ba gañe ko yàlla di ko al yawma ya'isa allazina kafaru min diinikum fala taxshawhum waxshawni al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina bis bi yéeféer yi désespéré wu nañu amatuñu yaakaar ci l'islam parce que l'islam mooy nekk seen kaw kalimatullah hiya al ulya waxu yàlla mooy féeti ci kaw léegi nag bu yonent bi demee dafa am benn altérité wala altération bu am mooy jaxase boo xam ne dafay am parce que fii entre ay pouvoir la ak maanaam principe bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcce bugg ko doxal mu am ay buur yu ñëw buur yoo xam ne dañoo am benn vision mooy fexe ba loolu ñu cosmétiser ko mu am benn maanaam benn cosmétique maanaam jox ko benn couleur coloré ko ci kaw daf ko jox ko benn sibra cuub ko benn couleur waaye fekk ci biir ceddo moo fa nekk ak bañ lislaam ak lii nga xamante ne ni moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi jàngale ko muy fexe ànd ak dëgg boobu mu nekk ànd ak 75 ci loo xamante ne ni ay élément am la fen aussi ànd ak 75 ci ay élément am ànd ak moom kenn ku ci nekk ñuy xeexante ak sa vis-à-vis moo waral bu loolu amee da ngay gis loolu taxoon jógeen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy tax di xeex contre kufr dafa dem ba moom bi mu indee message bi Iblis bàyyiwu ko mais dafay indi bëgg ko altérer mooy bëgg ko jaxase boobu nag ñu ngi ko formaliser ak banu Marwan bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn na Aboubacar donn ko Umar donn ko bi ñu ñëwee ba ci Usmaan ci lañ ko ci donn boobu nag ci la problème yu bari feeñ ci lislaam ndaxte Ousmane bu leen fàtte ci Banu Umayya la bokk moom ci jëmu boppam moo doon 3e xalif ci moom Marwan mi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne Wazx la ibnu Wazx doomu unku la unku di doomu unku Marwan woowu nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy doomu Xakam di doomu As donc nga xam ne yonent bi ko gis na nga ko rey tellement que dafa xeex yonent bi waaw xeex ko ba bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon nekk ak ay soxnaam ci seen intimité da leen doon yërnu boobu nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne nañu ko ku ko gis rek na nga ko rey ak keneen ku tudd Abdullah ibn Abi Sarha nga xam ne da doon bindal yonent bi ci kutaabul wax yi la bokkoon bindal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay aaya alquran buy wàcc kooku aussi dem ba nga xam ne moom it dafa murtad moom la yonent bi ci aaya wa tabarakallahu ahsanul xaaliqin bi aaya bi di wàcc avant muy mottali moo indi mu ne wa tabarakallahu ahsanul xaaliqin maanaam yàlla barkeel na moom mi nga xamante ne ni moo taaral maanaam mbind mi mu ne kon de ñu yonent bi ne ko ku la wax loolu mu ne ko dama ko wax noonu mu rek waa ji foofu lu jóge murtad ne man képp koo xamante lii dafay wane donc alquran du dëgg parce que ci simple coïncidence rek yonent bi ne lii la donc yonent bi day tatone mu génn ci diine l'islam ñaar ñooñu nag yonent bi dafa noon ku leen gis na nga leen rey waaye Omar
Ousmane comme moom dafa ànd ak maanaam ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ci banu Umayya fa la bokk parce que Ousmane aussi ci banu Umayya la bokk ibnu Ousmane ibnu Affan ibnu As donc ñooñu ñoom ñoo bokk ay maam moo tax Ousmane bi mu faloo rek daf leen indiwaat bu mu leen indee nag gaa ñi nag révolté démb dugal naa ko ci sama page Facebook Cheikh Moussa Ka moo koy wax Cheikh Moussa Ka ci xasidaam bi nattoo di kerkeraan di ko wax parce que magu réew mi xam nañ ko bu baax xam nañ li xew moo tax ñu doon wajabal imsaaku amma shajara baynahum di nañu noppi ci li nga xam ne moo doxoon seen biir ndax normal ndaxte histoire la boo xamante ne ni dafa douloureuse dafa metti ci dafa metti ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa metti ci jullit ñëpp dafa metti aussi ci li nga xamante ne mooy l'humanité ñooñu nag dañoo jóg démb rek maa ngi koy dugal comme ni ma ko waxee Cheikh Moussa Ka di ko wax ñoom ñëpp jóg révolté wu ne ah déedéet loolu du mën a am ñoo xamante ne ni yàlla daf leen a xeex yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ doon xeex yàlla di xeex yonent bi ne ku leen gis na nga leen rey na nga leen bul sax indi mais nañ leen rey te bu ñu duggati Médine Aboubacar indiwu leen Omar bi mu faloo indiwu leen yow Ousmane nga indiwu leen ndax affaire mbokkoo loolu duñ ko d'accord en même temps nga jël ki nga xamante ne ni mooy Omar ibn As jël ko def ko gouverneur ci Égypte kooku sonal ñi nga xam ne ñooy jullit ñu foofu def leen ay jaam jël seen alal confisque ko comme ni buuri tey yi di def ak yooyu yëpp bi nga xamante ne ni loolu am na ñoom ñuy dem ñoo dem ci Ousmane presque pendant 40 jours assiégé ko ne ko loolu nga def injustice la d'abord yonent bi lu mu def li nga wax li nga def yonent bi def ko Aboubacar def ko Umar defu ko waaye aussi li nga fal Ibnu As ñu waxoon la folli ko ñu ñëw wax ak yow ba nga d'accord nga dem nga jël non seulement ki nga xam ne mooy ki yonent bi waxoon ku ko jàpp na nga ko rey muy Marwan mais moom nga jël jox ko secrétariat généralu palais bi wala boog fi nga xam ne mooy njiitu foofu ci Medinatul Munawara bi Ousmane nekkee li mu nekk ñooñu ñoo révolté wu ci cas yooyu ndax Amr ibn As li nga xamante ne moom lañ ko fal te mu ne woon dina ko folli waaye Marwan mi nga xam ne moo yoroon cachet yi loolu metti jullit ñi parce que yonent bi koo gis na nga ko rey donc gis ngeen infraction yi nga xam ne moo tax tey jullit ñi bokk na ci nañ waxante dëgg ñu d'en face ñuy gi xoolante mënuñu am islam ñu ne mooy diine bu gën yonent bi ñu ne mooy ki gën sunu alxuraan àndal te daf ñu ko garantir te muy dëgg te ñun waruñu nekk ñu gën tey les bouddhistes ci seen bouddhisme ñu ngi parcourir le monde ak seen science shintoïstes yi muy les japonais ñi ngi parcourir le monde di ko dominer avec les sciences tey ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy les judéo-chrétiens ñi ngi dem avec la science di dominer le monde ba mu des tous les héritiers des grandes civilisations ak les grandes cultures kenn ku ci nekk yaa muy wane sa bopp ci wàllu xam-xam ba mu des jullit ñi li ko waral mooy bi ñuy dañoo maanaam fàq ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu waruloon a fàq loolu nag dafa bokk ci siimatul arab maanaam dañ leen ko xamee gis ngeen kii di Aboubacar dañu ko rey mais Omar dañu ko rey gis nga Ousmane dañ ko ci teg Ali ñu teg ko ci Hassan ñu teg ko ci Ousseynou ñu teg ko ci ba ci Faatumata bintu Rasul dañu ko rey kooku téere sunna yi indi nañ ko ak chia yi indi nañ ko mais moo tax foofu doo gis mukk maa ngi koy wax fii doo gis mukk ci maanaam li nga xamante ne mooy ci sunu waxkat yi ci télévision wala rajo yi ku ci aventure wu sax di wax ci Faatumata bintu Rasul balay wax fii lañ ko defoon fii la juddoo nii la demee ak fii lañ ko suul ku ciy wax rek mooy ne
histoire am dafa croisé ak bu yonent bi rek ñu wax ko ci waaye doo gis ku jël rek am audace courage ne dafay wax ci Faatumata bintu Rasul parce que boo waxee di nga wax nu mu juddoo ak nan la génnee àdduna te gaa ñi bëggu ju dugg ci loolu parce que dafay indiwaat jeqiwaat yeneen mbir yoo xamante ne ni ci diine li ñu am rek doy na comme ay coono waaye nag mbir yi moom dëgg moom kenn mënu koo nëbb te commencé na feeñ ak doole parce que même ñun bu ñu ko mënul actuellement les universitaires occidentaux ak japonais bu ngeen demee ci benn université bu ñu tudd mi ngi ci Israël Herzliya foofu mboole ne pour yàq diine l'islam la foofu lañ koy conception bi foofu lañ koy defee ñëpp nag xeet yëpp ña nga foofu maanaam yenn doctrine yi ci wàllu prospective politique économique culturelle sociale foofu lañ koy defee moo tax yu mel nii aussi ma nga fa moo tax ku ko bëgg a xam boo demee ci Google rek boo defee naka la ñu reyee Fatimatu bintu Rasul rek da nga koy gis naka la ñu histoire Karbala naka la ñu reyee Karbala yonent bi nee nañu dañ ko poisonné naka lañ ko def rek gis nga da nga koy gis ci ay textes yu leer yoo xam ne sunna daf ko indi ak chia yi ci seen jëmu bopp dañu ko def moo tax mu nekk loo xam ne da ngay gis mbir la moo xam ne à chaque fois que mu ñëw buur yi dañ ciy tiit koo xamante ne ni moo tax ñu dem créer ñoom it seeni boromi xam-xam xool naka lañ koy dévier gis nga àdduna musul ñàkk bañ a am ñoo xam ne ay kuttaab des intellectuels yoo xam ne ñooy ànd ak buur Firawna wa malaihi Firawna ak mala moom mooy l'establishment mooy ñi nga xam ne ñooy ànd ak nguur toujours ñooy intellectuels yu ànd ak moom di ko philosophel di ko théoriser li nga xam fi nga xamante ne ni fale jaar gis nga fascisme ci noonu la génne sionisme ci noonu la génne nazisme ci noonu la génne aussi tu vois mu ay pouvoir yoo xam ne dañuy ñëw seen mala establishment leen di théoriser establishment boobu nag tey boo ko dee contextualiser moom mooy ñi am seen rajo télévision am journaux am presse en ligne am seeni site internet ak yépp Facebook Instagram Twitter di ci dawal benn propagande boo xamante ni pour régime bi la en place noonu aussi la amee woon même ba ci jamono yonent yëpp waaw am ba ci yonent yàlla Musaa sallam am ñoo xam ne ñoom it dañ ko doon bindal di ko sosal ba muy wax naan man kazaba alayka falyatabawa maqadahu min an naar képp ku ma fenal na nga préparé sosal na nga préparé maanaam sa place safara tu vois donc moo gis nga gis xadisu israiliyaat yoo xam ne dañ ne ci israiliyaat lañ ko jële ak xadis yoo xam ne ñu ko soloo maanaam boo dee xool ñetti at la ñu def ci lislaam waaye xadis yu ñu soloo 5700 et quelques xadis sunu yaay Aïcha mi nga xam ne moo doon soxnaay kenn ci soxnaay yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam solowul toll noonu Ali ibn Abi Talib nga xam ne mooy baabu madinatul ilm solowul toll noonu nga gis ne aussi lii nga xamante ne ni moom mooy Omar solowul toll noonu Aboubacar solowul toll noonu Ousmane solowul toll noonu waaye ñooñu ko moom Abu Hurayra solo nañu toll noonu te Abu Hurayra 3 ans rek la def ci lislaam bay mën a solo loo xam ne bien avant que muy dugg si ci lislaam donc boroom xam-xam yooyu comme ni muy amee rek ci propagande yi tey ci la ñu amee nga gis ñu créer fent ay xadis yoo xamante ne ni pour sàcc pour fexe ba nga xam ne dañuy étouffer li nga xam ne moom mooy événement bi nga xam ne moo amoon Karbala bëgguñu nit ñi xam ko parce que bu amee nit ñëpp muy jullit ak kudul jullit mën na ci référé wu pour xeex li nga xamante ne ni mooy l'injustice mooy lu dul dëgg te tegu ci ay fen moo wax ñu indi jël weer bi nga xam ne moo doon rabiul awal ñëpp xam nañ ko na ngeen delluwaat ci Google bu leen neexee parce que man dama leen jox ay référence toujours ngeen xool lan mooy hégire ci arab mooy exil mooy hégire muy hijra
hijra boobu mi ngi am ci weeru rabiul awal moom la ñu defoon première mooy 610 ci la ñu 622 la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem Médine ñu ne ko mu nekk première année de l'hégire moom la ñuy calculer dem leen ci Google mais aussi ngeen xool loolu bi mu amee am na ñu bari dee nañu Umar moom moo ko indi alors que ñëpp xam nañu wax naa ko ci sama benn audio posté naa ko defe naa ci 4 jours de cela mooy ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna iddata shuhur inda Allahi isna ashara shahran bi mu amee muy wax 12 mois yi nii la amee mais indi na tafsir wax ne bii la premier mois la commencé ak ba donc mënuñu bàyyi yonent bi jóge fii Omar Aboubacar ñëw ba Omar ñuy doog def ay datation loolu mënul am alors que war nañu xeex war nañu woor war nañu kii te loolu yëpp ci ñu ngi koy amee ci xam weer yi donc histoire moo indi gis nga boroom xam-xam yooyu ñoo ko indi jële ko ci rabiul awal yóbbu ko ci muharram ñaan ci la tamxarit ba pare créer beneen création dinañ ci ñëw mooy ne wala ci la ñu yonent yàlla noox ci la ko yàlla musale ci gaal ba yonent yàlla ibrahim ci la ko yàlla musale ci safara ba yonent yàlla Muusa ci la ko yàlla musale ci firawna yonent yàlla yusuf ci la ko yàlla suturaale ci li nga xamante ne ni mooy balañ ba yonent yàlla yusuf ci la ko yàlla maanaam mu cëlee moom it ak yonent yàlla isa ñoom ñëpp ñu wax yoo xam ne yëpp daf cee tew ñu ne moo tax ñu di ko woor parce que yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jógee xijjatul wida te waxoon na ne foofu déwén du ma fi fekk du ma fi fekk maanaam dinaa génn àdduna bi mu ñëwee ci 10e année ba fekk moom mooy 10e année bi muy naanaan 23e année après maanaam li nga xamante ne ni moom bi ñu ko yónnee mission léegi naka lay ñëwee moom déglu leen yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekk mu ne leen mu ñëw foofu ñibbi si ci aj bi nga xam ne mooy dernier ajam bu dee sax def na yeneen après mu ne waaw lu xew ñu ne ko waaw yahud yi de ñoom ñooy woor mu ne leen waaw yahud yi ñooy woor waaw lu xew ñu ne parce que bis bii la ñu muccale woon yonent yàlla Muusa ci firawna mu ne kon boo fekkee déwén dinaa ko woor ci Tashua mu ne moo tax ñu def Tashua mais quand même mbokk yi nañu dem ak sunu xel ñu réfléchir logique yëpp benn A ak B amul beneen ligne bu fa mën a aw lu dul bu courbe wala boo xamante ne ni dafa jël beneen yoon mais de A à B benn ligne rek bu jub dëgg benn rek lay doon yonent bi ci histoire avant 10e année bi ci Médine génne na foofu Banu Qaynuqa Banu Mustaliq génne na fa ñëpp ba Xaybar d'ailleurs sax xeex nañ ko ñëpp xam nañu xeexu ba Xaybar xeex na ko donc génne woon na yahud yi foofu kooku histoire la delluwaat leen ci Google nga xam ne léegi mooy sëriñu ñoom gars yi ngeen laaj leen kuy ñi jàng tubaab ñi jàng français maa ngi leen di invité ci loolu donc yahud yi yonent bi fekku leen foofu waaye yonent bi nga xam ne léegi benn deuxièmement moo doon Moussa doon Ibrahima doon Noox doon ñëpp doon yahudi moom nga nekk ak ñoom mënoo xam ne ñi seen jour de fête la yow nga nekk yonent prophétie mooy nga xam lu ñeneen ñi xamul donc loolu doy na waar même ñun ñi nga xam ne ay nit simple la ñu nekk fii xam nañu fête chrétienne yi ba ci fête juif yi fête yeneen yëpp civil yëpp dañ koy xam ku toll ni yonent bi moom ak jullit yi du ñu xam saaba yi sax ñoo gën a xam yonent bi liy xew te moom yonent mi ngi wax ak Jibril donc loolu dafay doy waar beneen bi mooy bu doon ñooñu ñëpp dañ cee xew ñu ne moo tax ñu di ko def moo tax ñuy woor parce que xew yonent yàlla yooyu xew-xew yooyu ñu ci am victoire la pour yonent yooyu comme que ñun jullit yi bu dee loolu dafa am Pâques ak Noël ak Ascension ak yooyu yëpp dañ ci war a ànd ak ñi nga xamante ne ni chrétiens yi wala juifs yi parce que suñuy yonent aussi ñoo am droit ci bis yooyu bu dee logique boobu lañu jël nañu dem ñu ànd ak ñoom ci Noël yi ak ci Pâques yi lu ñu def ñu def ko ñoom ci bis yi nga xam ne la ñuy defal seen yonent yi loolu lay logique te yonent bi jàngaluñ doon xaaliful yahuda wa nasara la ñu jàngal ci wàllu ngëm am na yoo xamante ne àndu leen kook ñoom bàyyi leen kook ñoom beneen bi mooy bu dee yonent yooyu yëpp muy Nuux muy Ibrahim muy Muusa muy Isa muy Yunus muy Yusufa Ayuba ci ñëpp ci bis boobu lañu am
doole bis boobu la leen yàlla may liñ leen may mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis boobu dañ ci rey waa këram 72 personnes la ñu rey ci waa këram da leen daqaat leen bi est-ce que jour boobu bu doon yonent bi fekk na est-ce que dina nekk kon jour de fête ci moom du ko def parce que déjà commencé na jooy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne inna li qatlil Husayni xaraaratin fi qulubil muminina laa tabrudu abada rendi bi ñuy rendi imaam Hussein alayhi salaam nee na day nekk loo benn tàngoor boo xam ne day nekk ci xolu nit ñi nee na du dañ mukk ci xolu nit ñi dara dootu ko mën a seddal lu dul ñu fay imaam Hussein te loolu danañ ko def moo waral ci gàttal fi ñuy jeexale mu nekk événement boo xam ne bu am solo boo xam ne war nañ ci bàyyi xel war nañu xam ñun suñu histoire ñun jullit ñi xam suñu littérature parce que buñ ko xamul dañuy jàppe comme ay njaay àll parce que moo tax tubaab yi fonkuñu ñu faalewuñu ñun jullit ñi parce que actuellement jullitu tey it participé tuñu ci maanaam la conscience universelle lépp luy avancé loo xam-xamu doomu aadama jullit ñi participé tuñ ci te pourtant précurseur lañ ci woon mais après ñu dammante ay tànk ba tey li leen dal nii tey dal leen ba nga xam ne tey jullit amatul ci tudde boppam sax jullit laay wax jaral amatul benn valeur ci ñeneen ñi donc ñu yem foofu di ñaan yàlla yokk ñu sutura ba suba ñu delsiwaat incha allah ci li nga xam ne moom la ñuy def sur l'histoire analytique ak l'étude sociologique de l'événement de Karbala taarix tahlili wa dirasa ijtimaiya wala mujtamaiya li ma'asat Karbala assalaamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlaad al-Husayn wa ala ansaar al-Husayn alayhi salaam jërëjëfati